everybody. Hello, dear internet users of TMS TV. It is a great pleasure to serve you. Mbokk internet TMS TV internetu TMS TV ñu ngi leen di jaar di leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay bu baree bari di leen wax déwénati baal nañ leen ak baal leen ñu yàlla nañu yàlla boole baal te ñu fekkee ko ay déwén yu bari mbégteeg bànneex la ñuy am comme souvent nu ma koy waxee en français c'est un immense plaisir de vous servir à mes chers internautes de la TMS TV vous qui nous suivez à travers YouTube ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen wax bala ñoo commencé ngeen dem YouTube ngeen abonné bës cloche de notification bi pour jot suñu ay information mbokk yi jug nañu ci julli yàgg na boobook léegi gisantewuñu di leen di baalu àq bu baax a baax te di leen baal àq di nuyu kenn Alaaji Thierno Moulay Sow borom kiti saaya boroya saaya ak njabootam yépp madame Sow laa ren ñu ngi lay nuyu di nuyu ñëpp ñu nekk ci kër gi avis dooratina comme neen ko xamee souvent man dama koy wax avis da doon loo xamante ni damay laaj suma bopp di laaj ñi fi teew di laaj ñi nga xamante ni ñoo nekk ci YouTube yi di commentaire donc c'est un ensemble boo xamante ni dañ ko fee teg pour ñëpp bokk ko kon avis du man maay wax du yow ñun ñëpp ñoo war a wax donc nag tey duñ ci wet dañ ciy ànd ak suma confidente Anta Wade la grande journaliste moom vraiment bon xaw ma lu ma ko war a wax Anta Wade du nuyu naa la jaaji maa ngi lay nuyu di la fay nag di nuyu soppe yi ak am di jàmm yéen ñi taamu safoo bëgg wóolu di topp télé bii di la TMS TV ama ci mbégte di jàkkaarloo ak yéen di leen baalu ak di leen baal waaye nag nuyoo bi ñu ci jiital le PDG l'homme social l'instituteur Alaaji Thierno Moulay Sow mi nga xamante ni bu suñu tabaski yemboo moomaax borom xaru tabaski bi borom ure yi defar ba ñu ba mu baax waaye jaaji ma lay baal ak bu baax di la baal ndax nag dëkk bi dañoo mujj nekk benn famille yàlla mooy boole mu boole ñu nag ci anam bu baax bu anam bu nga xamante ni on est une famille bu méttee ñu gisante bu naqaree tamit ñu ngi leen a gis bu baaxee tamit yéen a ngi fi di ñu soutenir yéen ak waa TMS TV yëpp macha allah. est-ce que du ay dóor tamit. non doy calme dëgg la. ah bon. Fatal foofu ma ñëw. ñu ngi nuyuwaat suñu PDG le xalif général des djinns. Alaaji Thierno Moulay Sow bu baax a baax. nee naa souvent dama koy wax nit ku def lu baax. kenn waxalu ko kenn sosalu ko moo ko def dañ koy wax. dëgg la. ñun waa TMS TV namuñu dara. dara sax. dañ koy sant bu baax a baax man nag duma ko ni jërëjëf ndax nee na ku mu defal bu ko ni jërëjëf santal yàlla. maa ngi sant yàlla bu baax ba mu jaarale bu baax li muy def ci moom. jëmale ko ci ñun. Alaaji Thierno Moulay Sow à la voix de toute l'équipe de la TMS TV de par ma voix aussi ñu ngi lay wax jërëjëf li nga mun ren bu déwénee yaa nga mun lu ko raw ñu lay ñaanal gudd fan wér-gu yaram ba Prince Moulay sa doom. bu màggee incha allahu rabbi jël sa taxawaay jël relève bi di def loo xamante ni macha allah sax raw na fi nga nekkoon. di nga ñaanal bu baax man en toute sincérité je vous dis merci. merci beaucoup ndax namuñu dara ñun ñuy liggéey ci TMS TV. namuñu xar namuñu jesner namuñu ay euro namuñu xaalis namuñu dara. donc nag merci beaucoup. ñu dugg ci suñu émission def benn questionnement benn interrogation. parce que loolu moom mooy base avis dañuy laaj souvent suñu bopp et on a vu que actuellement ci société bi ñu nekk dafa am benn base bi nga xamante ni tey bu ñu doon càmbar ci société bi lan mooy bopp bu doon société bi bu doon nit ñu koy càmbar naan lan ban pàcc la ci am moom mooy bopp bi muy la jeunesse sénégalaise et quand on dit la jeunesse sénégalaise on dit un avenir une ambition on dit le futur donc ñu gis ni tey dafa am benn phénomène bi xew muy l'ascension des réseaux sociaux am ci benn réseau social boo xamante ni muy TikTok et souvent dañ ciy gis ñëpp nit ku weex nit ku ñuul africain américain européen dañ ciy gis ñëpp mu am nag li xew léegi benn phénomène muy toppandoo je dis nit ku gëm sa bopp doo toppandoo nit ku gëm sa bopp doo xool li nit ki def na lii rek ma def ko non nit ki mun na def lu baax nga roy ko mais li xew léegi dafa ëpp da ngay gis sax góor di def ay vidéo di toppandoo vidéo jigéen
ñu baddi ci suñu thème ñu ne l'imitation aveugle de la jeunesse sénégalaise mooy thème bi léegi. Anta Wade tu es jeune je suis jeune boo gisee jeunesse bi ak imitation aveugle bi ñuy def lan nga lay def yow ci sa bopp en tant que jeune. en tant que jeune des fois damay tiit parce que booy roy da ngay roy lu baax mais li nga xamante ni ñoom ñoo ngi koy imiter te ëllëg boo melul ni nga war a mel ëllëg nga war a daldi war a yar ñooñu nga war a yar naka nga leen di yaree nit booy toppandoo da ngay toppandoo lu baax te dañu toll jamono boo xamante ni Serigne Cheikh Ahmadou Tidiane Sy Al Maktoum da daan wax ne xale yi ñooy yar seen moroomu xale parce que da ngay gis ku nekk ci biir kër yaayam yar ko fa mu ko war a yaree mu def ko nam ko war a def yar ko teg ko fépp mu génn moroomu xalem yar ko waaye léegi génnatul day toog fi mu toog taal téléphone am moroomu xalem yar ko naka la koy yaree ak comportement ak solin ak doxalin di ko def ba xale bi dafay daal di sànku kooku noonu nga xamante ne ni tey nekk na ci beneen yoon ëllëg mu war a am njaboot ëllëg mu war a yar donc man su ma gisee lu mel noonu jaaji damay tiit. ñëpp a tiit. ñëpp a jaaxle duñ ko nëbb tamit mooy kéri xale bu jigéen bi ci TikTok bi. tabaar fa kàlla macha allah. jongoma dafa jongoma. mais këli li muy def ñun bokkuñu ak moom nationalité bokkuñu ak moom réalité. këli ay góor sénégalais dañ koy toppandoo est-ce que njortoo ni toppandoo bi du dem ba jur homosexualité te du leen may doole te ñu ngi koy xeex de jour en jour dañ fiy xeex ngóor jigéen est-ce que njortoo ni dina leen may benn atout bi. en tout cas daal góor day def yëfu góor jigéen def yëfu jigéen ndax olof Njaay dafa wax ne ku ñuy jiiñ dëmm ngay soccee yeelu liir asuma la ak nit ki ñuy des fois nit ñi ñuy sikki sàkk kii moom dafa góor jigéen dafa nangam nga gis ko tey muy toppandoo jigéen yooyu baaxul parce que le fait que ngay toppandoo ay jigéen di def dafa lay dem ba mu jox la beneen image dafay yàq sa influence yàq sa kii da ngay dem ba parce que ki nga xamante nii dafay fréquenter ñuy naan sàngara mu leen di gis dafay dem ba dafay foog ne naan sàngara da garaawul parce que dafay fees bëtam xam nga benn affaire boo koy lan moo lay yow tey jii kuy gis dégg góor jigéen mais nga dem dëkk ak ay góor jigéen ngeen baal ñu ci wax ji nag nga gis ay ñaaw c'est que dañoo bëgg waxtaane rek ñun bu ñu toogee fii dañuy wax pour que ñi xamul xam mais pas question que dañ fay nekk pour kii ni non c'est juste que dañuy wax en général léegi bu ñu demee ba tey jii nii ñooñu ñu nekk ngay gis benn affaire da ngay dem ba habitué wu ko foog ne lii aayul loolu nag mun na jur li nga xamante ni mooy imitation bi ngay imiter nit ki le fait que góor nga ngay imiter jigéen di def yëfu jigéen mun nga dem ba dugg ci loo bi tax parce que tàmm nga ko li olof Njaay naan tàmm laago la moo tax booy roy da ngay roy lu baax booy jéem a teg sa tànk da ngay roy ñu baax ñi teg sa tànk fu baax fi mais ñi nga xamante ni tey ñaari tur yi la ñu yor nga gis jigéen nga koy toppandoo di nga dem ba dugg ci naka su dul noonu ndax am na ñoo xamante tey bu ñu la gisee ngay toppandoo jigéen ñoom xamante ni ay borom ñaari tur lañ mun nañ la jël ci suuf le fait que gis nañ la mun nañ la jël ci suuf bu ñu la jëlee ci suuf après mun nañ la proposer dara yaa ngi dégg loolu nañu lay proposer mun nga par erreur nga dugg ci sa nooy bopp waaw ci sa nooy bopp sa vie yàqu moo la àdduna dafa jaxatee lépp looy def nga sóoraale jigéen day def yëfu jigéen góor def yëfu góor gentleman da koy nduru gentleman du def man je suis gentleman bu baax gentleman voilà gars yi dégg ngeen góor day def yëfu góor man ça me fait mal parce que man je suis influenceur parce que ma fonction d'artiste me permet de fréquenter les réseaux sociaux des fois damay dugg gis benn influenceur góor di def yëfu jigéen et il sera bien suivi dañ koy suivre alors que góor bi def yëfu góor duñ ko suivre kon donc y a un grand problème aussi xale yu jigéen ñi samay gaayen ngeen man maag yéen a far yàlla loolu la def man yéen a ma bëgg waaye man maa leen raw mais Anta man su ma demee ba gis jigéen muy photo ngay décimer say parties intimes di ko génne jigéen ngay photo wane sa ginnaaw photo ko jigéen ngay photo jël sa téléphone tiimale ko waa fa laa yem nga photo ko jël say nañ ma baal sa ween photo ko est-ce que yéen a ngi dégg
nekk ci sa téléphone teg ko di masturbé wu di def comme si que yow tu es en train de jouer la pornographie nañ ma baal mais loolu moo am xale jigéen ñi léegi dañuy toppandoo loo xamante ni xamuñu sax cause bi xamuñu base bi yenn photographie photo yi ngeen di def nii ak yenn vidéo yi ngeen di def nii yéen a ngi toppandoo ñu koy def pour am ci buzz pour siiw si pour nit ñi xam leen wala ngeen am influence mais dites-vous que vous êtes en train de faire la promotion de la pornographie. Anta aussi sa mbokku jigéen ñi. jigéen ñi loolu war nañ ko bàyyi ndax nit jigéen dafa cher jaaji ku ñuy sukkal di ko raamal di ko tarbi jigéen moo ko jur te wax ne wax jigéen soxna la dafay mel ne dañ laa jox benn collier de valeur dañ la ko offrir le fait que nag ñu yëkkati la def la soxna c'est-à-dire que tu n'es pas n'importe qui tu es la mère de l'humanité bu dëkk bi defaroo yow la bu yàqoo yow la te tamit on se dise la vérité réseaux sociaux nga dugal ci say partie intime ba ngay dee du deñ te dañu nekk ci dëkk Afrique bu ñuy lay xas dañ naan la sa yaay fi defoon sa maam moo fi defoon te jigéen ju nekk jaaji war na góorgóorlu ba du utal doomam xas jigéen ju nekk war na takk tubayam takk boppam xam ne du n'importe qui ndax doon jigéen rek doy na charge kiy jur kiy boot kiy nax kiy dëfal ndax yow du sa jëkkër du sa doom kase mais yow yaay yar jigéen mooy yar yaay góor bu xëyee day wuti lu mu am ñëw indil njabootam yow mi nga xamante ni nag yaay yar war nga yem fi nga war a yem war nga jël say partie intime yi nga am nga denc ko aussi bien que man benn problème daf may tourmenter souvent. C'est quoi le problème? Est-ce que xale yu jigéen ñi ñu ngi toog di naan bis bu ma amee doom est-ce que question boobu ñoom ñu ngi koy poser. mais il doit se poser la question parce que jigéen lañu te suba ay yaay lañu te yan bi nga xamante ni jote nga ko ci yaay 9 mois nga ëmb doom 9 mois de souffrance 2 ans nga alerté 2 ans nga alerté nga boole nag di yar di yiir di nax di nàmpal ak di jubbanti defar nag sa tey yaa koy def sa ëllëg yaa koy defar li ngay waxee sa doom dara mu koy dégg dafay fekk nga ko doon jëfe nga téye say tànk nag kenn bëggul jur doom muy taxawaalu doom bu màggee dëbbinu ndeyam dëgg la yow est-ce que am nga xarit yuy fréquenter TikTok yuy def ce genre quoi bon di def comme di photo des fois des amis di dugal ay photos indécentes des images très indécentes ñi nga xamante ni bon da ngeen di xool sa xel dem ci pornographie ça existe. non mais man nag j'ai eu la man des fois damay gis des vidéos ay xale yu jigéen duñ ci sax bàyyi xel barke yonent bi du ma leen considérer parce que dañuy seen partie yëpp a génn man je dis que est-ce que ñi xam nañ lu ñuy def parce que tubaab du dara ci moom mu génne partie intime. xam nga dëkk bu nekk dafa am li nga xamante ni mooy aadaam ñun pays africain yi rawatina ñun Sénégal nga xamante ni ay wàllu rek ñoo fi nekk dëkku Cheikh Ahmadou Bamba dëkk Mame Maodo Sy dëkk fi nga xamante ni sëriñ yi kilifa yu bari ñu ngi fii nii ñun yaree nañu jigéen ci kersa yaree nañ jigéen ci téye boppam ci jom yareem nañ jigéen ci muy sàmm boppam donc je pense que dëkk bu mel noonu bu fa jigéen meññee fu mu taxaw war nañ ne kii kilifa ñoo ko fa la jógee dëkk bu am kilifa te ku am kilifa man je pense que yenn comportement yi doo ko def ndax sa kilifa bu la teree solo parents yu bari amuñu TikTok nga tëju ci sa nekk def sa photo TikTok def sa vidéo boo xamante ni tu as porté des tenues yoo xamante ne c'est indécente nga dugal ko sur les réseaux sociaux les gens t'apprécient man j'ai vu quelqu'un ils m'ont dit et quelqu'une mu ni ma man de su ma muuroo ibaadu dugal ko ci TikTok bi duma am ay aimé ni ay vues léegi pour ma am ay vues il faut que ma dindi col bi def ay affaire genre vidéo bu rafet ma commencé dañuy dem ba nit ñi li nga xamante ni baaxul ñoom la fa mel ne dafa am ñi ñoo xam ne seytaane ciy dugg je sais pas dañu bëgg lu bon de ce fait nag yow yaay xam ne jigéen nga tu seras maman yow yaay xam ne yaa war a yàq nga xool sa comportement am yoo xamante ni doo ci teg sa loxo am yoo xamante ni doo ko def nga xam li nga sa bopp jigéen day xam boppam jigéen day xam boppam et je vous dis la femme doit refléter
les réalités de sa société, de son peuple. Ici, on a Cheikh Ahmadou Bamba, on a Seydi Hadji Malick, on a Mame Limamou Laye, on a Baye Niass. Ces hommes-là ont constitué benn maillon boo xam ne ñun bu ñu doon dem ba àdduna di metti nit ñi di rekkante yàlla dinañu suturaal parce que ñoom la ñoom ñoo ko liggéey. may waxaat tooguñu fi pour xas leen. Vous êtes des filles, vous avez l'avenir devant vous. Vous êtes censés à avoir des enfants. te doom bu màgg dana dëbbinu ndeyam nag te tamit li nga liggéey rek fa la sa doom di kiiwee. lan moo fi jar ut buzz bay wane say partie intime. lan moo fi jar bëgg influence bay def loo xamante ni kenn du la naw man respecté wu ma ñu koy def nawuma leen xooluma leen suivre ma leen. man su ma doon am 4 vues ñoom ñuy am 4000 vues di am 4 millions de vues xooluma ci ñoom duma leen roy. et je salue au passage benn groupe bu nekk Facebook ndeysaan ay jigéen yu yiw yu baax mooy groupe Hijab Time ay jigéen yu baax yu yiw vraiment keroog ci suma benn live dugg nañu wax ci ak man ba tey ñu ngi échanger ñu baax nag aussi ñu baax ñu gëm yàlla di jàng alxuraanu karim jigéen yu baax ñu yiw xam nga ni ñooñu du ñu dugg TikTok di wane seen ay parties intimes. et je dis metti na tamit metti na ci yaay yi koy gis donte sax yëguñu ko mais parents yi aussi am nañ ci part de responsabilité parce que munoo jox sa doom téléphone doo ko contrôler sa doom nga jékki-jékki saa ay nit di ko seet si di ko dégg ah te jéemoo def benn questionnement ci lu tax kii di def lii. parents yi dites-vous que yéen ñun seeni doom ñu ngi toj réseaux sociaux yi ñu ngi toj TikTok ñu ngi wane suñu ay yaram di toppandoo ay tubaab xale yu jigéen ñi ñu ngi def du n'importe quoi xale yu góor yi ñu nekk TikTok di toppandoo jigéen ñi di toppandoo yenn góor yi nga xamante ni defuñu dara ay góor defuñu dara lu baax royuñu dara lu baax. parents yi aussi Anta am nañ ci part de responsabilité. parents yi am nañ ci part de responsabilité bu mag ndax waajur bu nekk sàmm la te ëllëg yu man xiyaam dinañ la laaj naka nga daan sàmmee sa njaboot ku ñu yan nag charge bu diis boobu war nga fexe bu ëllëg boo taxawee ak sa borom subhaanahu wa taala doo ruus naka nga koy defee ngay contrôler di xool sa doom ci lan la nekk à chaque fois di ko xool mais bul bàyyi sa doom rek. des fois tu vois des parents yoo xamante ni je dis c'est des irresponsables mënuloo am sa doom mu yor xaalis yor téléphone bu cher laajoo ko fan la ko jógee des fois ngay gis des enfants yoo xamante daf lay wax ne su ma guddee àll dama jënd sama yaay lu mu lekk ak jus su ñëwee su ma ko joxee rek mu lekk te du mer te du àdduna ay ñëw na wala nga yow sa doom liggéeyul gorul yettul il est jeune mu ngi ci kër ki day nelaw ba midi yaa ngi dégg deful dara di yor xaalis bu dul jeex des fois mu ñëw jox la xaalis doo ko laaj fan la ko jëlee. alalu àdduna du dara bul jëndee nit alal parce que boo jël dajalee alal ci àdduna yëpp mënul jënd sa doom ji. donc doomu aadama dafa cher yow mi nga xamante nag tu as eu la chance d'être parent parce que du ñëpp ñoo nekk waajur am nañu judd ba dee amuñu doom. am na ñoo xam ne tey bu ñu sañoon dinañ am benn bant di ko jubal yow nag yàlla jox la charge bu rëy boobu wóolu la ba nga am sensu am njaboot kon nag war nga ko yar war nga ko yiir war nga ko wattu war nga ko teg ci yoonu siraatihal mustaqim ba ëllëg du dekk fenn fu ñu koy xeebee. Des paroles sages venant de la grande journaliste Anta Wade vraiment je suis très content et on a besoin de ces filles man dama koy wax bu ma gisee lu am njariñ nit kuy wax lu baax nit ku koy def nit ki nga xamante ni il est animé par ces mots éloquents ah man dama lay naw dama lay bëgg man monde boobu laa ne man xooluma ci ñu nekk non xaw ma zaahir ak baatin nga ñu koy wax dunduma baatin nag mais dunduma zaahir quoi dunduma ko et je dis du ndam ci man tamit du lu may ndamoo du damay toog di ko wax pour yëkkati son bopp yàlla nañu yàlla gën a saxal foofu et je dis aussi toppandoo royal lu baax xale yi ndaw yi nekk ci société bi di màgg si ñu ngi dugg ci TikTok bi nga la waay bu leen di xool
genre ñi koy def xale jigéen ñiy wane seen partie intime di toppandoo tubaab yi di wane seen parce que man damay gis Anta xale yu jigéen ñi duñu sol yére presque elles sont nues soutien lañ luñ koy waxee sax lu ñuy sol taille haute mais loolu déjà no xaaral dañuy sol taille haute jël ay birin laa takk ko fii sol kilote bu ndaw ba pare taxaw def seen vidéo dugal ko TikTok man je dis ñooñu dañuy jaayu wala dañuy liggéey wala dañoo bëgg buzz wala mais lu xew pour tax xale yu jigéen ñi di wane seen yaram yi nii gratuitement seen yaram bi déjà yow yaa ngi ci am na yeneen non fatal foofu man kii wu ma ci non continue am na yeneen conséquences yu négatives yu fi nekk ndax ñun on a eu la chance nekk fii ak Alaaji Thierno Moule Sow on voit que jinne yi bu ñu leen jàppee dañuy wax ne bon dafay sol boo xam ne des tenues yoo xamante ni c'est pas décente de ce fait pour ñu dugg leen dafay yomb xam nga donc déjà yow ci sa côté santé am na yeneen conséquences yu mu lay indil yu mu lay jural très néfaste même TikTok bi tu vois que jinne yi di wax ne ñuy nekk ci TikTok bi ak yooyu yow déjà ci lu seytaane wala loo xamante ni baaxul mun na la dugg c'est kon yiw bi dafay am lu mu lay def ndax le fait que yaa ngi sol ay yére yiw yu bëri duñ la dugg facilement yow di nga am protection de 1 de 2 di nga tax dinañ la respecter parce que góor su gisee koo xamante ni sol lu ko neex la sol pour mu aborder ko dafay yomb daan kii mbalit nga kii bon kii du dara kii gisoo ni mu soloo nii kii comme elle est sexy moom xam naa lii lay wër te tamit l'apparence ne fait pas le moine mais ça fait le moi oui def xam nga léegi ci solu nit ki rek parce que même bu dee diine l'islam sax dafay wax ne des fois ngay comporter yenn comportement yi mun nañ la des fois waaw toujours jigéen dafa war a muuru ba muur léppam mu ne ma yenn ko mu ne diine l'islam dafay wax ne yenn comportement yi nga koy def di ko def buñ la tuumalee c'est-à-dire pas tuuma parce que yow yaa ko wane waaw donc il faut que nga wane sa kanam wane sa bopp ne man jigéen laa wane que man responsable laa du ma sol lu bon du ma dugg ci lu sew du ma dugg ci loo xamante du ma toppandoo ku koy sol ak ki koy wax nga taxaw ne man je suis une femme de valeur yaa ko wax il faut que je me valorise di def yu baax di sol lu baax di moytu parce que réussite doomu aadama du matériel du xaalis mais mooy nga am ay jikko yu baax maandu moytu muñ yaa ngi dégg duma dugg ci lu sew lépp loo xamante ni dama koy tarbiyu pour am xam-xam pour libérer sama esprit pour def loo xamante ni tey dina ma yokk ci sur le plan positif ma dem ci ba jeex lépp luy négatif nag may daw di moytu di ñaan yàlla musal yàlla nañu yàlla musal comme ni mu ko waxee dafa am loo xamante ni daf fee nekk te muy réalité et ça existe ku ko gëmut nag da nga kaa fekkewut te daf la dalul wala dalul sa mbokk muy les esprits maléfiques ça existe et jinne yee ngi fi rab yeeg yooyu ñu ngi fi et ku mel ne Alaaji Thierno Moule Sow yàlla wàcce ko mu ci dimbali jaamu yàlla yi aussi xam naa il sera mieux placé pour wax ci lu bari xam naa dina ci ñëw insha allahu rabbi et nañu yiw nañuy toppandoo ñi yiw di toppandoo luy andi développement di toppandoo loo xamante ni dinañu mën a andi benn rendement bu positif di waxaat xale jigéen ñi mag yéen a ñoo far man te sax il n'est jamais trop tard de se refaire waaw kenn amul vie parfaite jeex na tàgg jaar da nga koy def lekk ci yenn yi après tu essaies nga mettre ko dans l'oubli nekk ci yoonu yàlla xam na ni nit matul moo tax mu ne da ngeen may tooñ bu ngeen ma baaloo ma baal leen léegi yow c'est pas trop tard mun nga daal di jàpp ba set julli woor jaar di fàttali ci li sa ginnaaw après nag tu le mets dans l'oubli nga doggu dootoo ko def dootoo toppandooti dootoo génne say parti mais tamit bëgg buzz taxut a toppandoo lu bon nañu waxante dëgg buzz ci lu baax nañu leen waxante dëgg donc chères filles chers garçons chers jeunes hommes chères jeunes filles je vous dis merci et xasuñu leen mais dañoo bëgg rek waxtaan la rek société bi nekk ci jàmm ngeen am jàmm ñu am jàmm parce que tamit dañu naan boo dee tukki ci gaal bu ñaan yàlla mucc ñaanal gaal ga mucc ndax ñëpp mucc avis neex na trop ñëpp kontaan nañu waaye tamit lu neex du doy dañu naan je sais pas wolof je sais pas xam nga man je suis un peu français là
di leen bàyyeek Anta Wade mu tàggatoo di leen jox dig daje tamit ba benn Anta. jërë ngeen jëf mbokku internet soppe yi ak téléspectateurs yi di ñaaxaat rek góor ak jigéen que àdduna ñëpp am nañ ay ndigg sërëx ñii am na la fois passée lu ma jooyloo jaaji benn nit dañu tasante xam naa sax dinaa ko indi fii nga invité ko ñu waxtaan mu ni ma dama doon màndi dama doon tux dama doon agressé te 2003 la judd il a que 19 ans mu ne waaye dama bëgg soppeeku léegi maa ngi jàng alxuraan andi ko fii mu toog dama ko fii indi andi ko man maa koy invité parce que nit ku bëgg waaw. soppeeku bëgg nekk ci yoon bu gis baax nga guddi googu jaaji guddi gi yépp dama koy jooy sama tante ne ma yow dangaa bëri rangooñ looy jooy ma ne ko dama xam ne yaay dafa metti te bi ma dégloo audio yi yaay ji day wax bay jooy ndax dëkkuñu ma papaam dañu divorcé papa ji yor ko yaa ngi dégg léegi neen mu ngi xëy fajar di liggéey di góorgóorlu kon loolu yeg mooy que ni àdduna lépp mën na nekk ku képp ku nekkutoon ci benn yoon bi mun nga ne lii teg bul wax ne waa yàqu naa ba pare déedéet mun nga defaruwaat nekkaat ci yoon bi ñu leen di jox dig daje ba beneen yoon ak yeneen yeneen thème yeneen i thème ak yeneen i invité ko mu ñëw fii di développé ko incha allahu rabbi di nuyu équipe technique bi bu baax a baax sëñ Fallou Baye Mbène Rëf mon frère di nuyu Seydina Alioune vraiment gaan bu cool di nuyu toute l'équipe de la l'équipe production CRA 221 di nuyu ñu nekk TMS TV yëpp di nuyuwaat bu baax le xalif général Alaaji Thierno Moulay Sow di sant yàlla nag bu baax ci li ñu defal ndax nee na bëgg a kenn ne merci jërëjëf mais ku mu defal teraanga rek ne sant naa yàlla sant nañu yàlla tamit di nuyu internetu TMS TV yëpp képp kuy safoo émission avis di ko tiitaroo rek ñu leen di jaajëfal di leen jox dig daje ba beneen te di leen wax ni nat nañ leen bàyyi imitation aveugle bi jeunesse bi di nekke gaay ba beneen ci leneen jaajëf